waaw salaamaaleykum mbokk yi ñu ngi leen di nuyu kenn ku ci nekk ci turam ak santam di nuyu suñu mbokk artistes comédiens yi fi teew di nuyu suñu xarit yeeg am di jàmb yi ñu séqal culture bi fii ci Géejawaay mais di nuyu yéen journalistes yi fi teew ndaje bi nag li waral ñu woote ko mooy ñëpp xam nañ ne président de la république dafa octroyé 3 milliards ñi nga xamante ni dañoo nekk ci art ak culture ci 3 milliards yooyu sous secteur u théâtre recevoir ci 182 millions ci 182 millions yi mu am ñetti pàcc yoo xam ne dañ ko séddale muy Arcos national mu am ci 60 millions ITS du comité de relance du théâtre Sénégal am ci 95 millions les non alignés am 25 millions ñun nag depuis le 18 juin Pape Faye président Arcos national recevoir na chèque bu 60 millions boo xamante ni ñi bokk Arcos bindu woon ñoo ko moom laaj nañ Arcos yi nekk Sénégal yépp kenn ku nekk joxe say liste membre ak seen numéro téléphone ñu yóbbu ko bi ñu jotee xaalis ba léegi ba dugal ko ci groupe bi wane na ni xaalis bi ñëw na chèque bi ñëw na ba tey dañoo noppi kenn déggatu leen amul benn information boo xam ne wàcce nañ ko mu jëm ci xaalis boobu te ci document yi nga xamante ni ñoom dañ koo boole ak chèque bi dugal ko ci biir bureau bi dafa am yoo xamante ni da cay nekk yoo xam ne jaaduwul bi ci njëkk mooy document bi biñ ñu jox en-tête ministère de la culture moo ci nekk mais signature bi nekk ci suuf ak cachet bi cachet Arcos la ñun nag mënuñu comprendre ñaari institution yu bokkul kii def en-tête kii def signature te boo xoolee ci document bi nga xam ne envoyé nañ ko da ngay gis ne dafa am benn cachet boo xam ne daf ci nekkoon dañ koo dindi cachet boobu cachet lan la ak lan la undu xaalis bi nag bi ko président di dimbalee acteurs culturels yi daf leen ko dimbali pour que dañoo toog lu yàgg yënguwuñu defuñu dara mu dimbalee leen ko pour que ñu jox ko artistes yi mu dem ci ñoom directement mais ñun 60 millions yi boobaak léegi waxuñu ñu séddale bi naka lay demee dégg nañ ne nag ñoom war nañoo daje wax nañ ci document bi ne dafa am benn projet bu tudd dëkkandoo vivre avec le virus bu ñu bëgg a mettre en place te xaalis bi du xaalisu projet xaalis bu ñuy séddale la artiste bu ci nekk lanke yayool muy fukki dërëm mbaa muy téeméer mbaa muy junni nga jot ci léegi nag noppi googu ñu nokk ak pataaral googu ñu pataaral moom moo ñu dérangé parce que ñun fii ci Géejawaay dañoo yor bureau yor ay éléments yoo xamante ni boobaak léegi ñu ngi jot information fu ne te xamuñu xaalis bi ni mu demee di ko dégg fu ne léegi nag dañoo bëgg ñoom muy bureau national ñu xam ne xaalis bi du xaalisu projet xaalis bu ñuy séddale la mais yemul ci séddale bi rek moo ñu ñor mais dañoo bëgg mu am transparence mooy ne Arcos yëpp kenn ku ca nekk la nga mérito nañ la ko jox nit ñu tolloowuñu waaye nañ ñu wax aussi tamit distribution bi naka lay demee ak kenn ku ci nekk lan moo tax nga am somme bi keneen ki am beneen somme bi yooyu yëpp dafa war a leer ni ñu bindee chèque bi dugal ko Arcos national jël chèque bi publier ko boole ko document noonu la ñu bëggee distribution bi aussi tamit mu def ko ba ñëpp jot ci ñëpp xam kenn ku ci nekk lan la am loolu moo waraloon ñu woote di wax ne beneen bi topp mooy Arcos national dañoo bëgg ñoom ñu tekki seen ndombal tànk bureau bi yëpp ndax ils sont incompétents ndax mënuñu yor structure bu toll noonu am ay këyit am lépp ñu génne subvention bu toll noonu ñoom Arcos ñu teel a daw bañ ne salaamaaleykum ñu dem ñu jox leen benn chèque bu 60 millions suñu yeneen naataangoo yi nga xamante ni dañ leen di encourager muy waa ITS muy comité de relance ci dynamisme bi ñu am patriotisme bi ñu am ak ngëm-ngëm bi ñu am moo leen may ñu mën a am 95 millions te ñun ñëpp ay artistes lañ kon nag loolu moo tax ñu woote xamal waa bureau national ñun bureau Arcos bu Géejawaay ak artistes comédiens yi bokk Arcos Géejawaay ñu ngi déplorer mutisme boobu am ci ñoom tekkaaral ak noppi googu ñu am dañoo bëgg xaalis bi ñu séddale ko jox ko ñi ko moom te bañ koo téedu pour ay projet suñu amee projet yu ñu bëgg a lijjanti nañu wuti ay fonds ndax Arcos national rôle am moo waroon nekk mission première am mu dem chercher ay partenaires
chercher ay bailleurs yu accompagner cellules départementaux yi mais fii ARCO bu ci nekk la ngay organiser la ngay def ci say propre moyen nga koy def ARCO national amaluñu ñu njariñ ba pare seen mandat dafa jeex bu yàgg ndax ñun ñuy toog fii di wax di bureau bi ñun ARCO national moo ñu installé woon te ñun suñu mandat jeex na ndem ñoom ñi ñu installé woon te ñu yem même mandat ñun ak ñoom ñun ñoo jeexal ba waroon a dem assemblée ba nekkoon ci ba defoon suñuy PV defoon suñu compte rendu yeeg yëpp far kii bi ñëw Covid bi ñëw ba ñu bàyyi ko sàkkantuma ak ñoom dañoo bëgg su liy jeexee ci jàmm ak salaam na ARCO yi nekk Sénégal yëpp def seen assemblée générale wut ay nit yu wóor yu sûr yu compétent yu am gëm-gëm ci seen bopp ñu représenté leen ñu taxawalaat leen beneen bureau national dañoo bëgg ndaje boobu ñuy woote samedi ñoom bu dee ay góor lañ dañoo war a démissionner ndax ils sont incompétents jariñu artistes yi dara. looloo waraloon ndaje bi ñu woo leen pour wax leen suñu désarroi maanaam métit ak mbetteel bi ñu am suñu njiit yi ndax ay nit boo leen jiitee da nga leen war a taxaw dafa war am communication dafa war am information mais dugal chèque bu 60 millions le 18 ba léegi ñu ni chèque bi jotaguñ ko ñun loolu la ñu wax dañ ne ñu chèque bi depuis le 18 lañ jot ci chèque bi trésor ñëpp xam nañ ne xaalis bi déjà fond bu taxaw la kon xaalis ba moo ngi ci seeni loxo bu ñu wax jotaguñu ko ñun duñu ay xale duñu ay dof léegi nag tekkaaral bi ak noppi bi moo jeex suñu defee lu ñu war a def dañ leen di dénoncer bu ñu defee lu baax dañ leen di féliciter mais dañ fay def lu jar félicitation ndaxte depuis 5 ans mu ngi fi amul lenn lu ARCO national jariñ ARCO yi amul lépp lu ARCO cellule départementale yi def ñoom ñoo koy def ci seen kattan ak seen dooley bopp loolu nag dafa war a jeex soo mënul da ngay bàyyi ñeneen ñi mën jéem kon seen mandat jeex nañ tekki seen ndombal tànk bàyyi ndax mënuñu suñu mënoon seeni nawle duñu am yenn somme yi ñoom ñuy am yenn somme yi ndax yàkkamti ak tiit moo leen ko yóbbee léegi nag dafa doy ñun dootuñu seetaan bi dafa ëpp ñun bàyyi nañ seetaan suñu waree dénoncer dañuy dénoncer suñu waree applaudir dañuy applaudir nekkuñu fi di topp ma Samba wala ñuy topp ma Demba ñun dëgg la ñu àndal jub lañ àndal lu leer lañ bëgg transparence la ñuy demander ci fond bi nii bi président alloué ñu jox ko artiste comédien na ci ñëpp jot seen wàll bu ñu ko téyee di ko projet bu ñu bëggee projet nañu wuti ay moyens ak ay fonds yu ñu ko defee ndax buggu ñoo xaar ba ñoom ñu décider ba pare ñu naan waa bureau bi fan la ñu nekkoon lan ngeen ñuy représenter ak lan ngeen ñuy teewal moo tax ñu wax mais lii démb lañ ci waxtaan ci guddi en réunion bureau ñu décider ko def ko tey mais nekkul woon loo xamante ni dañ ko waxtaanee woon ak yeneen ARCO yi parce que ñun dañoo jàpp ni lii bu ñu ko defee keneen ku ko gis injustice bi yow am nga droit aussi tamit woo ak say naataango wax li la metti wax ni nga ko gisee mais ñun bureau bi ñun ñoo gis ne injustice bi dafa am ñu bëgg ñu éclaircir ñu wax ñu lan moo waral lii yëpp am ci xaalis bi ñu wax ne pour séddale la ñoom ñu bëgg koo def xaalisu projet bi waaw boo xoolee ci fii nii ma teg sama baaraam ci première page bi cachet moo fi nekkoon cachet bi nag dañ koo dindi xamuñu ku ko dindi xamuñu lu tax ñu dindi ko ci deuxième page bi parce que document bi boo xoolee fii da ngay gis direction des arts def ministère de la culture fii ci signature bii ñu def ci en-tête boobu dañ fay def pour le sous comité ARCO le président national lui est approuvé président ARCO moo ko signé document ministère de la culture ARCO di ko signé loolu lañ wax ne ñaari document loolu xel nangu ko soit document bi lépp ministère moo koy def en-tête am signé ko bu dee décharge la bu ARCO di def ARCO mooy def en-tête am def décharge bi wane ne ñoom jot nañ ci somme bi décharge baa ngi ni ñu dugal ko wane ko loolu moo waral ñu ni ñaari en-tête bi nekk ci kaw ak signature bi nekk ci ànduñu ministère de la culture ak benn structure mënuñoo bokk ci benn document nañu éclaircir loolu document bi ARCOS national ñoo ñu ko envoyé boole kook chèque bu 60 millions te boo xoolee ci biir document bi ñuy wax nii dañoo wax ne l'argent moo ngi nii ci texte bi ñu def cette subvention est destinée à distribuer aux acteurs culturels ñu jógaat foofu ne ñoom dañoo am benn projet bu tudd dëkkandoo vivre avec le virus projet boobu lañ ko bëgg a financer te xaalis bu ñuy séddale jox ko artistes comédiens yi bokk ARCO yëpp ndax ñeneen ñi jot seen xaalis dañ koy séddale moo nekk nii loolu la ñu wax ne loolu la ñuy dénoncer di ñaawlu ñoom seen taxawaay ak seen incompétence encore une fois de plus soo mënul da ngay bàyyi te bureau national mënuñu kon mënuñu nag nañ bàyyi ñeneen jéem